jëm ci guerre mondiale ak sunu tirailleurs yi. waaw Fati di nga ko waxee woon ci njëlbeen le 1er décembre massacre boobu wala jéye jooj dina am juróom ñaar fukki at ak juróom benn ba tax ñu amal ci tey ab taxaw seetlu jéem a fàttali la nga xamante ne bokk na ci li gën a métti ci histoire u Sénégal wala sax histoire u Afrique occidentale française seen digganteeg ancien colonisateur bi di France. di France ak itam ni mu ko waxee Afrique parce que bu ñu waxee tirailleurs rek du ay doomu Sénégal ñoo fa nekkoon xam naa ay bu dina si ñëw ci kanam ni ma ko waxee nag mu soxal suñu taarix ñaareelu guerre mondiale di xare àddina bu metti boobu ca Sénégal nekkoon ci wetu France mu nekkoon ñoom ñoo nekkoon colon yi ñu dem seetaan yi élément bi Ibou Diouf def ci Thiaroye 44. Réparer une injustice et saluer la mémoire Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes. dama jóg ngir fësal dëgg bu ñu nëbbu ay attangi dellu si di si sukkandiku ngir jaajëfal ay jàmbaar yu xeexal réewu France ngir mu moom boppam ay doomu France ëlbatiku door ay fetel seen kaw ba ñu bëri ñàkk seen bakkan am na sax ay xayma ñu naan lu toll ci fanweeri tirailleurs sénégalais ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan wante loolu dañu jàpp ne chiffre officiel yi kese la. D'après les rapports officiels de l'époque. waa Thiaroye 44 nag histoire la boo xam ne boo ko waxee sama yaram dana daw dina ma fàttaliku démb ndax démb moo tax ñuy wax tey l'histoire de Thiaroye 44 bu ñu toogee di ko magnifier alors day mel ne genre benn pincement au cœur boo xamante ne France yi fi nekkoon coloniser ñu dañ ko infliger les tirailleurs sénégalais plus particulièrement ay tirailleurs yi nga xam dañoo demoon xeexali France. guerre boobu ñu demoon deuxième guerre mondiale bi du woon guerru Sénégal guerru France la woon ñëw sàkku ndimbal suñuy maam yi déplacé wu fi dem xeex bi ba ñu xeex bi ba ñëw ñoom dañoo waroon bokk ak yelleef ci li nga xamante ne moom la français bi doon fayeeku parce que guerre boo leen ci nekkee bal bii rey français moo rey Sénégal sunu maam yëpp foofu la des sama xel dem na ci kii nga xam ne tey mooy taaw Sidi Hadj Malick Sy ñu naan ko Eumeu Sy mu daanu ci Saloni en Grèce dëkk bu ñu naan Champagne sénégalais yu bëri daanu nañ fa fu ñu naan les Vosges sénégalais yu bëri daanu nañ fa les Dardanelles sénégalais yu bëri daanu nañ fa débarquement de Normandie tirailleurs sénégalais dañ fa démontré mosu ñoo des ginnaaw ñu leen di woowee chair à canon maanaam ci kanam lañ daan jiital parce que sénégalais daawul daw moo jàmbaar foofu la jógee moo bañ fa la jógee ndax ñaani nag da daan bañ balaa sunu maam yi daan dem loolu moo indi Thiaroye 44 sénégalais bañ demee nationalité yu bëri nag ñoo fa daje woon mais lu tax ñu leen di wax tirailleurs sénégalais parce que njàmbaaru sénégalais ak démontage ak ni fa ak abnégation bi fa sénégalais yi wan loolu moo indi Thiaroye 44 ñu indi tirailleurs sénégalais yi yóbbu leen parce que force yi nekkoon ci Afrique de l'Ouest yëpp Sénégal lañ doon embarqué ñu yóbbu leen. histoire bi dañ ko war a wax tey te de parce que France dafa am benn injustice bu ñaaw bu ñu def foofu sunu maam yi te ñoom duñ ko nettali seen i doom te ñun dañu am devoir pour nettali Thiaroye 44 la fa xew muy injustice boo xam ne dañ ko war a réparer. Sénégal dafa war a demander réparation à la France d'avoir tué nos arrière-grands-pères yi nga xam ne dañu combattre ñu war a fay seen prime ñu koy réclamer comme les Français ñu jël leen à la place des primes fusiller leen ñoom ñëpp ñu dee heure bu ñu jaaree foofu ku fa sa yaram dawul am nga lu la metti am nga lu kii te dañ leen mel ne des oubliés dañ leen war a defal ay mémorial war nañ chaque ajjuma ñu délégué ay militaires dem fa defal leen ay ñaan defal leen man souvent dama fay dem mais bu ma fa demee ba xool seen tomb sama xol damay am lu ma yëg. aywa muy Thiaroye 44 nag ni mu ko waxee di bokk ci taarixu Afrique occidentale française surtout muy AOF suma juumulee. Ibou noonu la parce que sunu historien bi moo toog il faut ñu ci am ndigal. tey professeur la. professeur moo jàkkoon Fall philosophe moom day xaar. professeur dafa diis de. xale yi daal demal nga toog. justement
si wàllu symbolique tey jii lan la ñu mën a jàpp ci lu des ci histoire bi nga xamee ni daal ci partie bu sombre bi loolu la bokk ci taarixu Afrique. waaw Cheikh Tidiane li des bu ñu koy wax yenn saa yi même ñi nga xam ne fekke wuñ ko lu bëri dañ ñu ko nattali mais ba léegi ku la ko wax sa xel day dem ci méttit boobu loo xamante ne da nga dem di xeexal réew bi nga noppee nga doon yaakaar ne daal ci njeexital ba di nga am lu la neex maanaam loo am loo yóbbaale say famille mais na mu jeexee ànd ak musiba li ñu naan massacre loolu xewoon nag foofee ca Caaroy gannaaw ay militaires yoo nga xamante ne dañ leen jëloon li ci bëri de force la woon ñu doon xeexal réewu France dañ ko waxee léegi du woon ay sénégalais kese mais ñu bàyyi ko woon Mali Burkina Guinée ak Bénin mais ñu ngi leen doon wooye ci turu tirailleurs sénégalais pour boole leen benn appellation boo xamante ne ñëpp dañ ci gis seen bopp mu doon loo xamante ne ba jamono ji amuguñ ci accord ci li nga xamante ne mooy chiffre ñi ci loru wala sax ñi nga xamante ne ñoom lañ concerné woon jamono ji nga xam ne rek massacre bi mu ngi am ci camp Thiaroye ci atum 1944 parce que boo xoolee liñ ko dóore léegi président Hollande bi fi ñëwee atum 2012 di ñaawlu jëf jooju moom il avait parlé de 35 morts alors que rapport officiel bi nga xamante ne génnoon na ci jamono jooju te benn écrivain bu mag jëloon ko ci histoire et mémoire du massacre de Thiaroye di Martin Moore mu ngi doon wax 70 morts maanaam juróom ñaari fukki nit yoo xam ne ñàkkoon nañ ci seen bakkan mu doon loo xam ne lu metti la jamono ji beneen mbir bi nga xam ne des na leer ba léegi mooy lu aju ci cimetière yi parce que ñu ngi naan symbole la rek symbolique la mais ñu ngi wax ay fausses communes ba tax na am na ay kilifa yu mag ñu seen xam-xam màcc ci wàllu taarix jot nañ ci liggéey am na luñ ci fësal bu baax a baax waaye li ci gën a métti rek mooy li nga xamante ne moom moo daloon ci kaw doomu Afrique yooyu ci jamono joo xam ne ñu ngi doon xaarandi loo xam ne dina bàyyeekoo ci genre prime gannaaw li ñu duppee démobilisation guerre bu jeexee yenn saay dafa am benn koppar bu ñu leen war a jéb ndàmpaay la waaw ñu ko doon xaar bu baax a baax mais niñ jotuñu ko waaye dañ ko mujjee ñàkk seen bakkan ci gannaaw laaj bi ñu ko doon laaj di colon bi jamono jooju. est-ce que xew-xew bi ñu ngi koy màggalee na mu waree. waaw ñu ngi def kem kattan parce que boo seetloo président Abdoulaye Wade ci atum 2004 ci la taxawal fii ci réew mi bés bu ñu duppee journée du tirailleur sénégalais mu doon loo xamante ne bés la doonte bés bu metti bés boo xamante ne dañ ciy sukkandiku ngir ñaanal non seulement ñi nga xamante ñoo ci loru masawu seen njaboot ak Afrique wërngal këpp waaye tamit fexe ba xamal ndaw yi que diggante yenn saay ak France di anciens colonisateurs yi ak colonie yooyu daawul yomb yenn saay boo demee réewu Mali tamit ñoom am nañ fa benn monument kooku président Alpha Oumar Konaré moo ko fa taxawaloon ci décembre 2001 am na tamit ay journées yi ñu amal très souvent fii ci Sénégal même artistes yi ñu ngi fàttali ko en 2017 amaloon nañ exposition bu yaatu dajale ay artistes yoo xamante ku ci nekk da nga indi woon sa xalaat sa xam-xam ak na nga jàngatee crime boobu wala massacre bi jëbal ko askan wi loolu bokkoon na ci li nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy doxal waaye liñ ci mën a jàpp daal bëri na tamit ñoo xam ne rek seen liggéey yëpp ci lañ ko def liñ ci jublu mooy fexe ba jeune génération bi jëlee ab njàngat ci li nga xamante ne mooy rapport heurté yi mës a am diggante réewu France ak ay anciens colonies yi nga xamante ne moom la doon jiite ci jamono jooju. tey bëri na ay yoo xamante ni France ñu koy jébbal yi ñu moomoon tey ci wàllu archive bu dee archive numérisé ndax li ñu France jébbal mën na tax rek ñu xam ñaata nit a faatu ak fan lañ leen denc yan bërëb. waaw ni ñu ko waxee loolu la parce que boo xoolee déjà ci chiffres yi déjà am na problème parce que Hollande bu ñëw wax 35 morts bi mu ñëwee Sénégal fàttali nañ ko léegi waaye am na yeneen historien ak ñeneen yu ci def ay études nee nañ romb nañ ko parce que wax nañ ko léegi di Martin Moore moom il parlait de 70 morts. loolu day firndeel rek problème bi nga xamante ne moo aju woon ci wàllu archive
ak ñaari rapport officiel la parce que rapport bi nga xamante ne jébaloo nañ ko année boobu dëppwul ak li nga xamante ne mooy rapport bi nga xamante ne moom la président François Hollande wax bi mu ñëwee fii Dakar loolu day fërësal rek ne France jamono ji li ko gën a yitteel pas peut-être étouffer information bi étouffer massacre boobu parce que tamit lu ñu gën a dem ñu ci am ay yu gën a leer te lu metti la bokk na ci li nga xamante ne tamit metti na sénégalais yi metti na africains yi parce que ni ñu ko waxee léegi c'était pas simplement ay doomu Afrique ba tax na jamono ji bëri na ñi ciy saytu rek di laaj réparation ci jëf ji nga xamante ne réewu France defoon na ko à l'endroit de ces soldats qui ont servi sous le drapeau français et ci ca cappaandaw ba niñ ko jeexalee vraiment dëppwul ak li ñu doon xaar Fatou. léegi bu lan lañ mën a jàpp ci combat bi surtout nag lu jëm ci wàllum àq ak yelleef ci massacre boobu ca Thiaroye 44. waaw lu metti rek niñ ko waxee lu metti xew-xew bu metti ci wàllu taarixu réew mi bëri na sax historien yu bëri fii ci réew mi yu ci liggéey dañ ciy jël kenn ci ñoom rek di professeur Mor Ndaw moom tamit liggéey na ci liggéey bu mucc ayib bu université Cheikh Anta Diop voilà bu université département histoire oui. waaw donc liggéey na ci liggéey bu mucc ayib mën nañ jël tamit beneen doomu réew mi boo xamante ne moom dafa jaarale ci beneen canal di cinéma di Ousmane Sambène waaw oui. donc wax nañ ci ajuma jële passé donc def na ci liggéey boo xam ne à travers filmam boobu ñu bëri tey ñu xam histoire Thiaroye 44 film bay gën a tax ñu am ci idée gis nañ ci image yi nga xamante ne moom lañ utiliser archive léegi pour defar suñuy élément loolu tamit taxoon na tamit mu am ci ay reconnaissance yu bëri ci àdduna wërngël këpp ndax tey jotoon na ci prix UNICEF en 88 amoon na tamit beneen prix bu jury Mostra fële ca Venise mu doon loo xamante ne tamit liggéey na ko ci ngir fexe ba histoire boobee ñu xam ko am na tamit beneen réalisateur di Rached Bouchareb bu ci réalisé benn court métrage boo xamante ne daal benn court métrage animé la mu tudde ko L'ami Yabon donc li mu ci jubloon également fexe ba li nga xamante ne mooy histoire boobu ñu askan bi jot ci bu baax a baax waaye Fati fi ñuy taxawee mooy Armel Mabon dalal nañ ko fii à maintes reprises suñu plateau fii TFM donc mu doon doomu France boo xam ne historienne la bu engagé mais ba mu juddoog léegi daanaka wala sax ba mu tàmbalee liggéey ci wàllu recherche moom dafa spécialisé carrément ci lu soxal tirailleurs sénégalais donc li nga xamante ne sax moom ay recherche am waaw mu ngi nii donc def na ci vraiment ay liggéey yu mucc ayib donc loolu tamit lu ñuy rafetlu la dafay ñëw à chaque fois moom sax demoon na beneen par exemple li ñu naan Thiaroye 44 moom dafa jàpp ne rek ay fausse commune la moom continuer na études yi ci fànn boobu ngir gën a xam daal vraiment loo xam ne dina ko ci jële mais bu ñuy wax Thiaroye 44 tamit suñu xel dafay dem ci groupe de rap boobu waa BMJ 44 c'est vrai que kenn déggatu leen nu ñu taxawoon à l'époque mais tour boobu dañ ko jëloon en hommage aux tirailleurs sénégalais waaw jamono ji ki ci gën a dégg Matador la dañ koy faral di gis ay yu bëri mais moom liñ très engagé d'ailleurs li ñu bëggoon rek mooy jël loolu pour dénoncer non seulement li nga xamante ne France noonu la taxaw woon mais pour à l'avenir ci yeneen question yoo xamante ne dafa soxal diggante France ak les anciennes colonies bés bu ñëwee rek ñu am loo xamante ne dinañ ci mën a taxawaay bu mu jay mu bokk ci groupe de rap yi nga xamante ne ñoo njëkk a sosu fii ci Sénégal ci wàllu hip hop. balaa may dellu ci ndàmpaay boobu rek ñuy wax ni mais combat boobu ñan ñoo ko war a porter vraiment. collectif famille wala état. non dama gis ne collectif bi moom peut-être genre plaidoyer la ñu def mais loolu diggante réew la ak réew wala sax diggante continent wala diggante ancien colonisé ak France donc defe naa à chaque fois bu ñu ñëwee fii muy président français yi mënuñu def discours ba ñibbi te évoqué wuñu ko c'est à l'image de la traite négrière mu loo xamante ne dafa métti trop te defe naa duñ ko gaaw a fàtte donc gis naa ne
réew Sénégal moom moo war a jël dossier boobu parce que am nay activistes yoo xamante ne comme Ariel Mabon bi ñu wax léegi ñu ngi ciy béy seen waar waaye tamit ñoom kese doyul donc fi ñu foo ñu taxawu leen ci boobu la fànn bu ko defee rek peut-être ñoom sax xam naa ni ñu bëri dundatuñu mais seen famille ñu ngi fi. bu ko defee tamit li nga xamante ne seen àq ak seen yelef la bon ñu delloo leen ko. defe naa la aussi day fekk tamit colonie bi moom tamit reconnaître tooram ay bavuram. non reconnaître na ko parce que dégg nga léegi François Hollande peut-être li des mooy kii action bi quoi. donc c'est reconnu. bavure la woon bavure la woon et puis bon peut-être li ci gën a des nag mooy côté chiffres yi parce que chiffres officiels yi ñuy avancé ak chercheurs yi nga xam ne def nañ ci ay liggéey. y a un fossé quoi donc espérons que peut-être État du Sénégal dina jël dossier bi. accéléré ko bu ko defee. ñooñu mën a jot li nga xamante ne vraiment reconnaissance la non seulement ci li ñu liggéey. waaye li nga xamante ne seen lu ñu waroon jël tamit ñu jot ci. très bien merci beaucoup merci Ibou tey agenda amul de agenda bi dañ koy bàyyi. man dama koy xaar tout le temps xam nga agenda culturel bi donc tey professeur Ibou la woon. tey moom collègue professeur Ndaw nga woon merci beaucoup Ibou. xel dem aussi ci Iba Der moom. ah oui professeur Iba Der Thiam ci caaray kii bi gis nga bi fi Hollande indi document yi def ko ci clé xaw ma numérique. président remettre woon ko pour ñu saytu ko. il a fait un travail exceptionnel ci histoire au Sénégal sax laay wax. surtout ci caaroy 44 boobu dem si yàlla Iba Der Thiam du ñu jug di ko ñaanal Ibou. ñu lay jaajëfal bu baax a baax vraiment à tous les professeurs d'histoire et de géographie parce que ñoom tamit. liggéey nañ lu bëri ci taarixu réew mi. c'est vrai ah Cheikh Sànq mi ngi laajte ndax seen nga professeur histoire géographie yi gars yi duñu leen. mais day jafe nañ nga lim genn quoi parce que de sixième ba terminal. liñ ci am ku la marqué am na ci ñu bëri certainement am na ñoo xam ne marqué nañ la lool. di nga ci gis ñu doy waar. mais quand même. ñoom monsieur Der ah Moustapha Der c'est le grand frère à Pape Ablaye Der. j'espère qu'il n'est pas comme. man sama professeur histoire géographie moom ki ma si gën a marqué monsieur Dibala xam naa mu ngi may seetaan xale yi ñi jaar ma yaama ba ñëpp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bu def ak yeneen collègue am yi fa nekk yëpp Mairie Bay Diouf yegg si nga at monsieur Kane léegi ma nga lycée li monsieur Kane baadu bi nekkoon fële école Assane Kane wala du moom bu baax waay macha allah ak proviseur li mo dak di madame Nia xamoo tur Mame Seydou Kane d'accord dama foogoon ni professeur Assane Kane bi ma proviseur l'actuel proviseur du lycée Limodak la macha allah mon prof en terminale très bien macha allah dañuy dañuy compliqué xam naa yow complicité nga amoon sa diggante ak sa prof da nga doy waar Mairie Bay waaw nuyu naa la di la dalal maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi ñu wax maître wala ñu wax mairie rek déedéet waxal mairie tey moom mairie la du maître Chérif ko mën a maître en quoi mais ñu wax ko man moo xam ne li xew moom amul problème day en fait moo la gën a xam dañuy laaj damaa bëgg a xam maître day suivre mais Mairie quand même elle joue dans une série et elle excelle elle fait un travail extraordinaire waaw mais loolu tax na ñu nga tagbal ko maître maître du caaxaan di mais Chérif arrêté chaque parce que si série bi maître lañ may woowee Mairie xoolal certainement xam nga sonal bi mu la sonal ci kanam moom lay wane waat mais bu ko faale xam nga gars yi dañ lay visita booy soog a ñëw fi dañ lay xaw a napp ak sonal yooyu mais bu ci am benn jafe-jafe le visitage d'accord elle est championne de taekwondo Chérif defal naa waaw Vedveda voilà Mairie Bay dan la ko nettali gis nga donc maître Fatou donc maître kon nag mën naa wax maître waaw yow de Mairie am nañu mbégte di la dalal ci info du matin léegi nag yow ak Mamadou Ndiaye yéenay bokk TIC ak Nouveau Média xàmmee ngeen miir ngeen xar kanamam ci télévision Futur Média muy def rubrique ci Yeewu Leen di ñëw ci li xew ci biir internet bi ak yeneen i plateau xam naa laata may jàll dinaa la certainement sa professeur histoire géographie bu la gënoon marqué wala yow da nga meloon comme Diaw xam naa élève modèle tamit dañuy bëri ay soppe ci école bi. non je me rappelle monsieur Santos de Santos fële institution Notre-Dame bu nekk Dakar maa ngi leen di nuyu sax mais c'est vrai que man moom professeur yi sama xarit la ñu woon spécialement professeur de français. jàngkat nga woon moo tax macha allah Mairie Bay TIC ak Nouveau Média sax léegi lañ ciy tàmbali.
mairie ak Mamadou Ndiaye ñoom suñu ñëwee dañuy jox ay termes yoo xam ne dañu leen topp pour ñu mën ñu ko expliquer tey moom forum du numérique 2020 moom nga ñu indil dafa mel ne sax xaw nañ koo gis sànq ci xibaar yi